asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a taamu Time for Africa TV ba di fi seetaane xabaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci plateforme boo xam ne li ko tax a jóg nag mooy suqali ay défi ci diwaanu Afrique loolu sax li ki tey nag njiitu réew bi Macky Sall ak ay naataangoom chef d'état africain yu bari daal di nañ déroulé seen ay feuille de route jëm ci association internationale bi jëm ci développement wu Afrique loolee nag ngir mu daal di yomb dana nekk ci financement bu toll ci 93 milliards de dollars ci koppar loolee nag dana concerné ci toll ak fanweeri réew ak juróom-ñeent ci diwaanu Afrique wax ci ki nga xam ne nag mooy Cheikhou Oumar Diagne moom gannaaw bu mu defee 90 jours ca kaso ga moom nag mujj na daal di am liberté provisoire wax ci ñibbisee ki nga xam ne mooy Blaise Compaoré ci réewam moom di Ouagadougou gannaaw bu mu fa gëjee ay ati at moom nga xam ne nag dañ koy daal doon tuumal ci deew ak Thomas Sankara moom nag ak ñibbiseem ñan njeexital la mën a def ak lan la fa mën a jur nga xam ne nag mooy Abdoul Karim Seydou nekk politologue ci université Thomas Sankara di ngeen dégg ci xabaar yi réponse yi ci jox ci RFI suñu naataango journaliste dana ko daal di indi récit bi xabaar yi bitim réew tàggat yaram mooy ndar képpe bi la jotaay léegi ñu daal di yaatal. lu waat leen beneen yoon ci télévision bu mag bi Time for Africa TV comme ni leen ko jënjee ci bopp xabaar yi ni kii tey nag ci diwaanu Dakar dafa amal benn plateforme d'échange maanaam waxtaan ci ay défi Afrique loolu sax moo daal di tax ni kii tey nag ay président yu bari daal di daje ki ko président nag di jiitu réew mi Macky Sall ak i naataangoom ñoom daal di nañ élaborer maanaam teg ci table kenn ku ne si ay feuille de route ci programme bi nga xam ne moo jëm ci association internationale bu développement Afrique loolu nag ab projet la boo xam ne dana daal di soxala lu ci tollook fanweeri réew ak juróom-ñeent ci diwaanu Afrique loolee nag ngir mu daal di yemb na nekk ab financement boo xam ne dana toll ci 93 milliards de dollars. comme ni ñu leen ko waxee woon nag kii nga xam ne nag mooy Cheikhou Oumar Diagne nga xam ne moom gënoon nañ koo xam ci ay prise de position maanaam combat yi nga xam ne da koy daal di wax ak lu bari loo xam ne da koy dénoncé ak réew mi ni muy doxee loolee sax moo doon taxoon moom ñu daal di ko tëjoon ci kaso gi gannaaw bu mu fi defee nag juróom-ñetti fukki fan ca kaso ga moom nag mujj na daal di am liberté provisoire maanaam bàyyi po yëgandiku gannaaw bu mu amee liberté provisoire moom Cheikh Oumar Diagne keneen a ngi koo xam ne tamit moom it ni ki tey moom tamit am na liberté provisoire muy député bii di Cheikh Mbacké Bara Dolly moom nag dañ ko daal di jàppoon ci manifestation bi nga xam ne moo amoon ci fukki fan ak juróom ñaar ci manifestation bañ doon amal foole ca place de l'Obélisque moom nag moom mujj na am tamit liberté provisoire moom nag liñ ko doon tuumal mooy offense au chef de l'État maanaam offensé njiitu réew mi Macky Sall ci wàllum jaay ak jënd nag ki nga xam ne nag mooy ministre bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum commerce ak PME Aminata Assome Diatta moom nag ni ki alxames bii nii dafa demoon doon wër yenn ci marché yi ngir daal di xool réalité yi lan la joxe rawatina nag ci jamono boo xam ne instant bii ku ci nekk yaa ngi waajal tabaski gi Aminata Assome Diatta nag moom nag andi na ay leeral ci cherté bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko jamono ji ci njëkk yëpp ci poobar ak sobleek ñoom seen ak yeneen ak yeneen ñu déglu Aminata Assome Diatta. Et donc en période de fête nous devons nous assurer que tous les produits sont disponibles. Mais également qu'ils sont de bonne qualité et à des prix acceptables. Donc aujourd'hui, à la suite donc des visites des différents marchés, nous avons noté qu'il y a une disponibilité des produits, suffisante des produits. Nous avons noté des tensions sur la disponibilité de la pomme de terre, dû au fait que c'est un produit qui pourrit très vite. Et actuellement, c'est seulement l'agrobusiness qui a de la pomme de terre, parce que quand les producteurs locaux sont sur le marché, nous lui demandons de stocker
la pomme de terre, sa production dans ses chambres froides, puisqu'il a cette infrastructure, et de laisser le marché aux petits producteurs. Donc aujourd'hui, le stock des petits producteurs est complètement épuisé. Donc c'est l'agrobusiness qui met sur le marché ces produits. Malheureusement, comme la pomme de terre pourrit très rapidement, les commerçants ont commencé véritablement les commandes le lundi passé. Donc jusqu'au week-end dernier, il n'y avait pas un grand rush auprès de l'usine. Donc c'est maintenant qu'il y a ce rush. Donc c'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés pour certains d'avoir accès aux produits. Mais l'agrobusinessman est en train de faire le maximum pour la livraison des produits. gannaaw ministre bi beneenub ministre Antoine Félix Diome moom nag ni ki démb ci diwaanu Kaolack da doon présider passation bu service bu dox ci gouverneur bi nga xam ne mooy Alioune Badara Mbengue ki ko war a remplacer nag nekk Ousmane Kane moom administrateur civil principal. Ministre bi nag moom jot na ko rendre hommage ki nga xam ne mooy Alioune Badara Mbengue ñu déglu ministre Antoine Félix Diome. Monsieur Alioune Badara Mbengue, gouverneur. Alioune Badara Mbengue moom mi nga xam ne moo nekkoon gouverneur sortant ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Kane ki nga xam ne moom moo nekk gouverneur bi nga xam ne moo ko war a remplacer tey nag dama am mbégte ak bànneex daal di présider cérémonie bi nga xamante ni moom mooy daal di jëmal passation de service bi ci ñaari nit ñoo xam ne ay kàngam lañ ci liggéey bu rëy bi nga xam ne jariñ nañ ko état bu Sénégal. bëgg naa rek ci sama bëgg ak responsabilité yi nga xam ne dénkoon nañ ko fii ci diwaan bi lu nu mel nag matal na ko ba mu mat sëkk amul dara lu mu wàññi ci liggéey bi nga xamante ni dénkoon nañ ko fi liggéeyam nag li koy wane sax mooy effort ak résultat yi nga xam ne def na ko ci diwaanu région bi. ci jamono boo xamoon ne nag coow li dafa bari woon lool ci Ousmane Sonko gannaaw bu mu génnee wax ci Casamance ak naka la ko jiitu réew mi Macky Sall jàppee nag ki nga xam ne nag mooy Ousmane Sonko ndekk ci jamono boole mi ngi doon daje ak président Umaro Sissoko Embalo fii ci benn hôtel ca Dakarum ñoom nag daal dinañ waxtaan ci ay poñ yoo xam ne jëm na ci situation politique intérieure bu Guinée di réewam ak bu Sénégal ak grand chantier yi nga xam ne nag CEDEAO namm na ko ci diwaanu Afrique. Ancien président Blaise Compaoré moom nag depuis démb ma nga foole ci réew moom du Burkina Faso Ouagadougou moom nag visite bi nga xam ne war na ko fa amal dañ ko fa invité nag mooy lieutenant colonel bii di Paul-Henri Sandaogo Damiga moom nag dafa daal di am mébétu réunir ñëpp ñoo xamante ni ñoo ko njëkkoon nekk njiitu réew foole ca réew moom Blaise Compaoré nag ak invitation bi nga xam ne amal na ko foole ca réew moolem lan la fa mën a andi ndax dana sotti ndox mu sedd ndax dana andi ay njeexital ci réew moom ñu bu ñu sukkandikoo nag ci Abdoul Karim Seydou mu nekk politologue ca université Thomas Sankara bu Ouagadougou moom nag tontu na ci RFI ci ay question ñu daal di teglu récit bi nga xam ne sunu naataango journaliste mënu ko defal. Blaise Compaoré nag moom gannaaw bu mu gëjee ci réew bi di Ouagadougou ci atum 2014 gannaaw bu mu renversé woon moom nag ñibbiseem bi ban jàngat lañ ci mën a def ak yan effet la mën a andi ci moo les réew ñeen beneen laaj tamit boo xam ne dafa daal di sampu mooy ñibbiseek Blaise Compaoré lan la mën a andi ci autorité yi nga xam ne noo yor boole transition ca mim réew waaye bu ñu sukkandikoo ci Abdoul Karim Seydou moom nag nekk politologue ci université Thomas Sankara bu Ouagadougou nga confié na RFI ne moom jàpp ne na ñibbi si Blaise Compaoré bii nii mën nañ ko daal di càmbar ci ñaari niveau mu jàpp ne ci plan politique am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne ñibbiseek Blaise Compaoré day indi ay tension ci même réew waaye mu jàpp ne lu nu mel nag dafa daal di paradoxal ndaxte ni mu gisee mooy ne
jamono ji ñibbiseem gi mën na daal di dalal xel yi, mën na gën a indi jàmm ci langue politique gi foole ci diwaanu Ouagadougou, mën na tamit tax ba réconciliation daal di am national, maanaam juboo ci diggante ñi nga xamante ni kàngam yi nga xam ne ñoo daal di yore moole réew. mu gis ne tamit ñibbiseem bile nag ci plan politique ci li nga xam ne tamit mooy xew ci partem politique bi nga xamante ni moom moo ko daal di moomaloon bopp di congrès pour la démocratie et le progrès. mu gis ne jamono di ñu toll dafa am ñaari el, maanaam ñaari boor, te ñaari boor yëpp dafa am ñaari faction yoo xam ne rival du ñëpp ñoo daal di ànd, te lu nu mel nag mën na indi ay changement rapport, maanaam force yi nga xamante ni ñoo nekk ci faction yooyu doon ay rival. moom mu gis ne Blaise Compaoré moom ci jamono ji ñu toll moom rek moo mën a indi ay saafara, waaye tamit gën a defar boole partem nga xam ne moo nekk di congrès pour la démocratie. mu gis ne tam bu dee ci wàllum sécurité ñi nga xam ne nag dañuy am njàqare, gis ne ñibbiseem gi mën na indi ay tension, rawatina nag ci wàllum terrorisme. moom mu gis ne moom giseewul nu nu mel, ndaxte boo xoolee ñenn ci ay partisans moom toog na lu yàgg gisante wuñ ak moom. ñibbiseem bii nag du nekk loo xam ne dana leen neex, waaye teewul tamit dana am ñoo xam ne kenn mënta tere ba duñu nekk di xel ñaar di laaj ay sampu ci ñibbiseem bi ban conséquence la mën a am ci cohésion nationale, maanaam lépp loo xam ne day boole réew ma. xabaar yi bitim réew yu responsable nag yu FNDC ñoom nag gannaaw bu ñu defee ñetti fan ak ñaari guddi ci locaux yu police judiciaire yi, ñoom nag lu tax ñu daal di leen jàppoon mooy dañ doon contre maanaam troisième mandat bu ancien président Alpha Condé. ñoom nag ñu daal di jàppoon ne dañoo daal di def outrage à magistrat ak injure publique. fële nag ci Burkina Faso gannaaw bu Blaise Compaoré daal di amal ak ngan foole ci réew ma, lu ñu mel nag ñu ci bari daanaka dañ ci mer ba futu. lu ñu gis nag mooy que ni ki nga xam ne nag mooy Blaise Compaoré moom da loxoom setul ci assassinat, maanaam faatu ki nga xam ne mooy Thomas Sankara. moom nag gannaaw bu mu fa gëjee ci atum 2014 mu ngi ko expulsé ci injuriction, maanaam mer ba futu mu réew ma meroon ki nga xamante ni Blaise Compaoré noonu la nekkee woon ca réew ma. bile nag mooy yoon bu njëkk mu gannaaw bu mu fa gëjee daal di dellu si ca réew ma. ancien président bu angolais nag José Eduardo dos Santos moom dafa daal di ñàkk bakkanam. mi ngi toll nag ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñeent gannaaw bu mu amee ay benk-ñenk ci wér-gu-yaramam ci ajuma ji nag ci la ñàkk bakkanam foole ca Barcelone fa la doon dund. tax sax nag ci réew ma nag ñu daal di décréter deuil national boo xam ne dana toll ci juróomi fan. loolee la état bu Angola daal di def. foole nag ca Japon ba léegi xol yi nag mi ngi gën di tooy ci assassinat, maanaam faatu ancien premier ministre bi di Shinzo Abe ci ajuma ji nag. loole nag ko amal ba léegi xamuñu kan la, ñu ngi ci ubbi ab l'enquête. mi ngi doon am nag ci plan meeting politique ci ville bu ñu naan province. Shinzo Abe nag moom moo daal di woon jiite gouvernement nippon ci li ci tolloog daanaka juróom-ñetti at ci ba 2020. Monsieur blanc bi di Derek Chauvin moom nag dañ ko daal di condamné woon lu ci toll ci ñaar fukki at ak benn prison justice bu fédéral bu États-Unis li ko waraloon nag moom moo daal di asphyxié woon ki nga xam ne mooy afro-américain bi di George Floyd ak tànkam. ancien agent bi nag mi ngi toll ci ñeent fukki at ak juróom benn. looloo taxoon sax ñu daal di ko condamné ñaar fukki at ak benn ak xaaj ci justice bu état bu Minnesota. xabaar yi tàggat yaram yi ñu koy dooree ak CAN féminine 2022 ci ab communiqué boo xam ne fédération sénégalaise bu football ñoom ñoo ko daal di xam ne muy ñenn ci gaynde yu jigéen ñi nga xam ne am nañ coronavirus. bokk na ci Guinaar Ndiaye moom moo nekk nga xam ne sax moo dugaloon bit seen diggante ak Uganda ak défenseuse bi di Anta Dembélé. bokk na ci tamit Kumba Sil Mbodj. ñoom ñett ñi ñëpp nag kon ni ki tay bu 20h jotee dina bokk ci jongante bi nga xam ne moo dox seen diggante ak Maroc.
kon ñoom ñett yi ñëpp encadrement bi dañoo xamle ne Covid daf leen daal di touché ci communiqué bi loolu la daal di xamle. ni ki démb la daal di ñëw foole ca Munich champion d'Afrique sénégalais bi di Sadio Mané mooy bile nag mooy yoon bu njëkk mu commencé séance d'entraînement ak ay naataangoom ci àjjuma ji mu nekk moment bu fort boo xam ne ñu ci bari ci nga xam ne dañuy safo football ak sénégalais bi di Sadio Mané ñoom daal ñi ngi koy xaar club allemand bi sax moom daal dina réussir bu baax a baax campagne communication bu jëm ci star sénégalais bi di Sadio Mané. Juventus nag moom ba léegi dafa ajouté ci mercato bi Angel Di Maria moom nag ci jamono ji sax mi ngi ca Italie kon nag ni ki tey ci ajuma gi tey daal moo war a nekk jour bu Paul Pogba moom nga xam ne fidèle na ci habitude maanaam di def ay match yu rëy foole ca Juventus nag moom dafa daal di inspiré wu ci ay recrues ay contrat mercato festival 2022 bi sax du def exception ci ñëwu ko Angel Di Maria ak Paul Pogba mi nga xam ne dana daal renforcer seen équipe ba ngi mën a def ay résultats. Plade ak Michel Platini ñoom nag justice bu Suisse da leen daal di mujj blanchir maanaam setal ba nu set wecci l'ancien patron bu UEFA moom nag dañ ko doon toppee ci paiement suspect bu toll ci 2 milliards de francs suisses moom ak cette Plade ñoom ñaar nii nag mi ngi amoon ci atum 2011 waaye nag bu ñu sukkandikoo ci tribunal fédéral bi nga xam ne caytu na mbir mi xool na ba xoolaat gis na ne amul benn complot bu am ci mbir moo tax nag jamono ji coow li daal dina fin ci procès judiciaire bi nga xamante ni ay at yu bare bari ñi ngi ci doon coow kon ñoom ñaar ñi daal mujj nañ leen daal di setal. bari tàggat yaram yi sax moo yëkkati jotaay bi di leen jox dik daje ci beneen jotaayu xabaar ci télévision bu mag bi Time for Africa TV télé bi nga xam ne dafay wax ak ñun di wax ak yéen seen mbégte sunu bànneex.